Auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim. Adja Ndeye Fatou Ndiaye madame Mbacké nekk présidente comité consultatif des femmes du département de Thiès. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di balu àq ñëpp cay sant ñëpp di rafetlu bu baax jataay bi wante di ci am tamit luñ ciy naqarlu di leeral ak fisal li tax ñu daje fii tey. madame Mbengue ñu ngi lay nuyu bu baax moom mi nga xam ni mooy coordonnatrice bu SEDAF waaye ñu ànd ko ak femme leader yu am solo ku ci nekk yor kuréel goo xam ne ay junniy nit ñoo nekk ci sa gannaaw ñuy xeex àq ak yelleefu doomu aadama waaye ñuy xeex tamit yokkute jigéen ak lu ko may jàmm ak salaam ak sutura. kon femme leader yooyu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ndax xeex bi ñun ñëpp a ko ànd nañ ci ki góor yi tamit suñu ndijaay ji yoree rado. kon suñu jotaay bii tey Thiès dëkku jàmm la dëkku salaam la mais li xew ci Sénégal yépp dafa xew Thiès waaye metti bi dañuy wax ni dafa gën a tare Thiès. naka la gën a tare Thiès violence yi amul woon bu njëkk ndax cosaan ak aada daf ñoo tënkoon ba nit ñiy jomb di bañ di ragal di rus. mel na ni nag tey valeur yooyu daf fi jóge lan moo ko fi jëlee ñi fi dëkkoon ci cosaan ak aada tey ñeneen a dikk dolli ku si waat ku ci nekk ak boo ñëwee dëkk si la ngay indi. xañ na indi yooyu moo ñu jural tey situation bi ñu toll. fan lañ toll bu ñu ñëwee ci viol rek li ñuy dégg kaaw viol biir Thiès ak li ko wër dégguñu ko feneen. ndax nag Thiès dafa jege Dakar bu baax a baax jege Diamniadio Ila Touba bi romb aéroport Diass ne fi jege ñu bay bëgg a dee kon yooyu yépp dafay tax ay nit gën a bëgg Thiès gën a dëkk ci Thiès te kenn ku ci nekk yaa xam la nga nekk la nga làmbuwaale. ñu ni nag viol bari na fi violence métti na dóor bari na waaye da nga koy muñ raay mu sedd nittitu xol wax ju sew ju bon di la toroxal bari na fi waaye da nga koy muñaale taxul bakkan dem. tey nag suñu demee ba bakkan yi di dem suñu nawlay jigéen ay liggéeykat ay bañkat ñi doon ay xale jigéen di seen yaakaaru waajur di seen yaakaaru askan ñu rey leen ci lu teguwul fenn defe naa ne bu ñu ci jógul wut ay pexe wut ay ndimbal fexe saafara ko dama ne du sotti. tey suñu jataay bii bu ñu waxul gorewuñu ndax ñun ñooy yaay ñooy soxna ñooy bàjjan te ñooy maam ñooy yar ñooy jubbanti ñooy yiir. kon day am solo bu lu mel nii demee ba ëpp ñu ne nañ toogaat loolu nag dañ ciy ñaan suñu ministre du tutelle Adja Ndeye Saly Diop ministre de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants. gëdd bi mu jox jigéen ak askan wi sax laay wax jàmm ji mu bëgg ci njaboot gi ndax ku ñu dénk ni la yow la ñu dénk jigéen ak njaboot boo sañoon jàmm rek a cay xew. kon soo ca déggee safaan di nga taxaw di nga jóg te doo bëgg loola amati. kon dañ koy ñaan nañu gunge ci xeex bii. région de Thiès laay wax de taxaw nañu temm dinañ tënk suñu plan d'action xeex bëgg ci ndimbal ku ñu dooleel kuñ ci gunge ku ci ànd ak ñun. ba lii nga xam ne mooy metti ci suñu xol yi di ko wuruñ yi jigéen ñi di xëy di faatu ndax wax ju sew ju metti ndaw ñi di xëy di faatu ndax metti tali ñuy def seeni yaay ñoom ñu koy dund ñoom tamit ci seen biir kër wala ca école ya dañoo bëgg loolu saafarawu suñu tànk duñ ko teggeeti dañoo fas yéenee tënk plan d'action boo xam ne incha allah ci kàttanu yàlla dinañ ko dérouler ci région bi fexe ba mu law nag ci Sénégal yépp nañ ñëpp xeexandoo ndax liy feeg jógu fi jàmm du am développement mënul am nit ki di dund insécurité développement mënul am nit ki di xalaat su ma génnee léegi sama doom nañ ko def dara développement mënul am bu nit ki bu génnee ni man kat xañ na dinañ ma fëgg dinañ ma rey wala dinañ ma def lii kon dafa war a jeex dafa war a doy ñun nag pare nañ taxaw nañ te kuñ ci gunge dinañu jël kuñ ci gunge ñu ànd ak moom dem. soxna si ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ku dénoncé madame Fatou Diassé nee na nañ la décorer waaye nañ la aar ba pare nañ la yiir ba pare nañu la ëmb te ànd ak yow ci li nga def ndax dénoncé nag yombul nëppal bi moo fi bari moo fi ëpp te moo fi am li xew nag li ko yokk lépp nëppal la su fekkoon ni dénoncé nañ ku xewle ku def dara ñu dénoncé ko ba ñu jàpp ka def wax dëgg yàlla nag yëf yi dina jeex kon soxna soosu ñu ngi koy sargal di ko wan ni ko ñun jigéen ñi de ci suñu kattan ak suñu mën-mën ak suñu doole ak suñu xel ñu ngi ciy ànd ak moom waaye bëgg nañ tamit ministère de la femme gën a bàyyi xel soxna soosu ndax suñu sañoon am soxna yoo xam ni su lu mel ni xewee kooku mën koo dénoncé kon duñu guddal ndax lii duuf ci nag bi xajul ci cin li te ñu bëri dañ koo bokk kon dañuy ñaan ci yàlla rek suñu kilifa yi gën ñoo jàppale gouverneur de la région de Thiès dinañ dem seeti ko ànd ak moom ci plan d'action bi nga xam ne moom la ñuy teg ndax nag duñu xeex bàyyi suñuy càmmeñ
ndax nag léeg-léeg lay métti ci jigéen ñi it mu ngi métti ci góor ñi te ñun jigéen ñi ñoo koy def kon dafay am solo viol boo gis wala violence boo gis jigéen làqatu na ca wet ga te ñun suñu jigéen ñi ñooy def suñu naw lay jigéen lay gën a métti ci moom kon nag dafay jot ñu bàyyi violence yi ñuy tegante suñu biir ñu bàyyi violence yi ñuy teg góor ñi doog a xeex nag góor ñi violence yi ñuy teg jigéen ñi rey nag moom dafa war a jeex te dafa war a dakk fii ak feneen a ci yem kon nag Sénégal yëpp jóg bokk xeex ba lii nga xam ne moo di rey dootul amati suñu xol nag dafa jeex dafa metti ndax nag jigéen ku sañoon kenn du ko mettital ndax li muy représenté ci société bi moo bari wala waxuma laa nag nga di ko rey jërëjëf. Je suis Madame Nying Monsandou, secrétaire générale du RECAF, le réseau pour la capacitation et l'accompagnement des femmes, et membre de ce collectif de femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes, sinon basé sur le genre. Donc nous, femmes du département de Thiès, toutes obédiences confondues, représentées ici par nos organisations fêtières, venons par la présente vous informer, c'est-à-dire on s'adresse au monsieur le préfet, présente ce mémorandum pour information et transmission à qui de droit. En fait, nous femmes de la région, en particulier celles du département de Thiès, toujours présentes et actives dans ce long processus de recherche de la justice et de l'équité sociale, sentons des ralentisseurs à notre élan de contribution que nous souhaitions efficace et efficiente dans l'atteinte des objectifs de développement durable de notre pays. Consciente de l'intérêt que M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, porte sur la valorisation du capital humain pour la réussite du plan Sénégal émergent, convaincu que pour cela, chaque maillon de la chaîne est essentiel dans la quête du succès, reconnaissant les efforts déployés par le pouvoir public, plus particulièrement par les ministères sectoriels en charge de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, de la justice, de l'éducation nationale, de la santé, de l'intérieur, etc., ainsi que l'effort des acteurs de la société civile. Malgré l'existence de la loi 05/2020 sur la criminalisation du viol, nous constatons néanmoins et amèrement la recrudescence à Thiès des violences basées sur le genre en cette période de Covid-19. Ce qui nous inquiète et nous a peur, car étant un facteur de blocage pour l'autonomisation économique de la femme. En fait, nous venons tout juste de clôturer ce 10 décembre 2020 les 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes, coïncidant avec la célébration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des recommandations intéressantes et fortes ont été faites. Et pourtant, il y va de mal en pire. En 2020, au niveau national, les statistiques montrent 422 cas de viol, dont 48 dans la région de Thiès, soit un pourcentage de 11,37%, avec 15 cas sur mineurs, positionnant ainsi notre région au second rang après Dakar. Aujourd'hui, le cœur plein de tristesse, nous nous inclinons devant la mémoire des 8 victimes de meurtre dans la région, dont les 6 se sont passées dans le département de Thiès. L'ensemble des organisations de femmes de la région présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées et à leurs parents et amis. Tout compte fait, nous demeurons plus que jamais engagés aux côtés de nos autorités et avec nos communautés pour l'atteinte des objectifs nationaux de développement. Et pour cela, nous disons, trop c'est trop, doy yoni, adoya, anyaminta, dafa doy, stop, stop, stop. Fort de cette logique, nous irons de ce pas auprès de l'autorité, lui remettre ce mémorandum pour information et lui demanderons d'être notre interprète auprès de M. le gouverneur de la région, du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, ainsi qu'à tous les ministères concernés, mais aussi à M. le Président de la République. Poursuivant notre combat contre les violences basées sur le genre, nous demandons aux autorités plus de sécurité et l'application de la loi sur toute sa rigueur, à la communauté en général, de se mettre ensemble pour alerter, dénoncer et conjuguer nos efforts afin de contrer ces violences basées sur le genre. Par la même occasion, nous lançons un cri de cœur à toutes les composantes de la société pour permettre aux femmes et aux jeunes filles de jouir de leurs droits civiques, moraux et socio-économiques. Merci. Dieynaba Diallo, coordinatrice LULDA au niveau de la région de Thiès. mu bokk ci collectif bi nga xamante ne bi dañu jóg taxaw temm ngir li nga xamante ne bi tar na biir Thiès ñu xeex ko mu dey bataaxal bi nga xamante ne bi moom la kuréel yi nga xamante ne bi ñoo ànd biir Thiès di xeex lépp loo xamante ne bi wàllu bundu xataal la mu tegu ci kaw jigéen wala ndaw am lu xewoon ba tax ñu jóg taxaw ñun ñëpp
taxaw seetlu ni nag duñu yem rek ci seetlu bi dañuy jóg lëkkale suñuy doole ak suñu xalaat ñu tënkoon benn bataaxal ngir jébbal ko ki nga xamante ne bii moom mooy préfet département bi loolu nag kuréelu jigéen yi nga xamante ne bii ñoo nekk Thiès ñoom ñoo ko defoon. liñ ci tënk ci biir bataaxal bi mooy wane li nga xamante ne bii moom mooy suñu fësal suñu naqar suñu métit ak li nga xamante ne bii moom la ñu ressentir en tant que jigéen en tant que yaay en tant que goro en tant que rak en tant que mag en tant que umpaañ lépp loo xamante ne bii taxawaayu jigéen la ñu sentir ko yëg ko ni kat dañuy fëgg yuux jëm ci ki nga xamante ne bii mooy suñu kilifa bi nga xam ne moom moo nekk ci département bi. parce que gis nañ ni kat xëy na président de la république muy Macky Sall am na loo xamante ni bii ñu ngi koy dox di ko jëmale ci wàllu jigéen pour dooleel jigéen taxawal jigéen gunge jigéen. gis nañu tamit li nga xamante ni bii moom mooy importance bi ñu ko jox waaye ñun dañoo wëlbatiku seetlu ni jigéen dafa am importance. maillon bu njëkk ci société maillon bu njëkk muy li nga xamante mooy lu njëkk liy defar société ci jigéen la jigéen mooy ëmb mooy imbi moom mooy am doom muy wasin kon kooka li nekk ci ginnaawam bëri na lool baax nañu dooleel ko taxawal ko bu baax a baax. beneen bi ci topp gis nañu tamit li nga xamante ne bi moom mooy société civile muy maanaam suñu organisation ak lépp loo koo xamante ne bi da nga jóg pour xeex ak dooleel nit ci wàllu wareefam ak yelleefam. gis nañu aussi action yooyu nga xamante ne bi mi ngi koy def ñu seetlu nag fii ci Thiès bi mbas mi amee ba tey lépp loo xamante ne bi bund xataal la dafa yokk bu nekkoon benn la gis nañ ni ful na ci période bi nga xamante ne bi moom la ñu nekk muy période mbas mi. kon loolu moo tax ñu ngi soog a génn bis yi nga xamante ne bi moom la ñuy jagaleel jigéen te bis yooyu muy fukki fan ak juróom benn yoo xamante ne bi dañ ko jagaleel jigéen yoo xamante ne dañ leen a boomoon sonal leen ñu di ko sargal at mu jot ñu ngi ciy soog a génn biñ koy tëj dafa yembale ak bis bi nga xamante ni bii ci la ñu déclaré droit de l'homme droit de l'homme nag biñ ko waxee waxuñu góor waxuñu jigéen dañu wax ni yelleefu képp koo xamante ni bii nit nga ngay góor ngay jigéen ci bis boobu la tombeel ñu gis ni biñ ci jógee ak léegi terewul xeetu bundu xataal yaa ngi yokku mi ngi gën a bari rawatina nag fii di Thiès nga xam ne xëy na am na beneen kanam boo xamante ne bi xamee woon nañ ko mais gis nañ ni xar kanam boobu noonu mi ngi soppeeku mu ngi changé bu baax a baax. ci at mi ñu nekk ni muy 2020 gis nañu limu bundu xataal yi nekk biir Thiès biir Sénégal dafa nekk 422 mais ñu gis ni région de Thiès daf cee am wàll bu yaatu daf cee am wàll bu takku muy 48 cas yoo xamante ne bii mi ngi am au niveau de la région de Thiès ci wàllu sàkku nit te gënulu ko muy viol waaye ci biir lim boobu dafa am leneen lu ci yéeme ndax lim boobu di 48 muy ñeent fukk ak juróom-ñett fukki nit yi ak juróom ay xale lañ muy maanaam ay mineur kon loolu jar na tiit jar na jaxle tey ñu am nag mettitu xol am xalaat am loo xamante ni bii metti na torop ñu am lu ñu yëg ci yaram ci xel ci xalaat ak ci dëkkin mooy sentiment bi nga xamante ni bii moom la bépp jigéen bu toog fii ak jigéen yi ñuy wax ci seen tur nekkee ci situation bundu xataal yi parce que nag jot nañu taxaw wax fan la ñu jëm ak lii lan la. ci kaw loolu tax na ñu doon ñaan ñu yëkkati suñu kàddu wax ni kat li nga xamante ni bii moom moo fi nekk ñu engagé wu ci képp koo xamante ni bii kilifa nga wala am nga dogal wala am nga xalaat pour ànd ak ñun ci li nga xamante ni bii moom mooy xeex bi nga xamante ni bii ngir li dakk parce que ku ne xam na ni koom-koom mënul nekk ci koo xamante ni bundu xataal dafa nekk sa kaw ki nga xam ni dafa am metti dafa war a faju wala ñu faat ko famille bi yëpp yow mi faatu de dem nga waaye famille ba nga fa bàyyi ban njëriñ la ñu amati ñu ngay xalaat ñu ngay am metti ki nga xam ne dañ ko gaañ wala ñu egg ci kawam mi ngi fi presque àddunaam dafay daal di yàqu kooku talatul développement kooku talatul yëngu bu ko may koom-koom ci kaw loolu moo tax ñu taxaw ñun temm du loo xamante ne bi dañ koy négocier wala dañ koy ñaan mais dañoo bëgg nag xeetu bundu xataal yi doy ba tax na ñu tënkoon ko ci kàllaama yi nga xamante ne bii moom la ñuy wax ci olof ñu tënk ko ci bambara tënk ko ci soose ni daal na doy ñu jaale nag
képp koo xamante ni bi am nga ci cas yi nga xamante ni bi moom moo tax ñu jóg ak yeneen yi ñu yëgul ñun ñëpp àndandoo di jigéenu Thiès commencé ci département bi ba ci région bi ñu ngi leen di jaale di ànd ak ñoom naqar bi di ànd ak ñoom métit bi bu loolu passé tamit ñu ngi tënk suñu kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ne bi moom mooy kilifa bi di ko wax ni ko ak kilifa yi nga xamante ne bi ñoo fi nekk kiiraay bi la ñu bëgg mu yokk mu jëm ci jigéen ñi ak ndaw ñi na kiiraay bi yokku loi yi nga xamante ni bi moom moo fi nekk pour aar jigéen pour aar xale pour aar askan na loi yooyu nañ koy doxal niñ ko war a doxale nañ koy appliquer na loi yooyu di tegu ci kaw ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo def jëye yi wala ñoom ñoo def li nga xamante ne bi mooy naka sudul noonu leneen li ci des ñu jëmale ko ci askan bi liñ leen di taxaw di leen ko ñaan di ko ànd ak ñoom surtout li nga xamante ne bi moom mooy xeetu bunduxataal yi nga xamante ni dafa am ci kaw ñu mu tegu ñoo xam ne seen taxawaay moo tax bunduxataal yooyu tegu ci seen kaw ñu ngi ñaan askan bi jóg ànd ak ñun bu fekkee wàllu dénonciation la ñu def ko bu fekkee wàll la weneen boo xamante ne war nañ ci jóg wax ci ñu wax ci di leen ñaan ñu boole lëkkale li nga xamante ni moom mooy suñu doole suñu xam-xam suñu xalaat pour que vraiment li nga xamante ni bi moom moo gàllankoor àdduna moo gàllankoor développement moo gàllankoor nekkin bu baax bu sain moo gàllankoor famille yi pour que mu dañ ba jeex tàkk ñi ngi tamit métit lu xol métit mënul passé métit te kenn ku nekk ci ñun ñi ñëw ak ñi ñëwul ñi joxe seen kàddu ak ñi joxewul seen kàddu sentir nañu métit boo xamante ne bi tere na leen a nelaw tere na leen a lekk xool leen nag ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo sës yi ñooñu nga xam ne teg nañ leen métit boobu wala teg nañ leen naqaral boobu kii boobu la ñu tënkoon ni nañ ko jébbal ki nga xamante ni moom mooy préfet mu nekk nag suñu kàddu ak suñu loxo ci wetu gouverneur de la région de Thiès pour que kenn ku ci nekk li nga war a taxawee ci xeex bi nga taxawee ñu ko def fii ci Thiès pour 2020